jëf nuyu nañ leen heure bu baax bi ñëw leen dugg vidéo bu am sens la gis naa ñu koy partagé partout dans le monde TikTok beeg Facebook beeg réseaux sociaux yi en général ñëpp a ngi koy partagé kii di athlète néerlandaise bi nga xam ne mi ngi tudd Sifan Hassan waaw vidéo bi nag def na buzz Sifan Hassan mii lii vraiment dafa am sens quoi motivation ci àddina en général boo demee ba daanu da ngay jógaat te noonu la def góorgóorlu ba jël course bi ci 1500 mètres mu nekk vidéo boo xam ne ñëpp a ngi koy partagé moo tax ñun tey ñu gis ni comme ni ñu koy baaxoo di defee ci émission bi lu xew ci biir internet bi saa su ne lii gën a fës ci réseaux sociaux yi yéen gën a motiver ndaw ñi képp koo xamante ne yaa ngi ci àddina di dund fi mu ne nii amu waroo découragé gën a góorgóorlu gën a jàpp image bi wala vidéo bi nga xam ne ma nga xewee fële ca Tokyo ca Jeux olympiques yi actuellement fas yéene jeex le 8 bi mais en tout cas lii def na buzz àddina wërngal këpp ñëpp a ngi koy partagé ci motivation bi nga xam ni ndaw si moom la àndal di Sifan Hassan di dawkat bàyyi ko fële ca Néerlande di Pays-Bas nekk koo xamante ni ku fees la ci 1500 mètres gis nga ko nii dafa daanu waaye dafa gën a jóg dëggal boppam raw ñëpp góorgóorlu image bi ku nekk war nañ ci mën a jàng ci man moom mooy vidéo bi gën a fees ci olympique bi ci man ci Jeux olympiques yi moo na vidéo boo xamante ni vraiment day gën a motiver ndaw ñi jaajëfal nañ leen heure bu baax bi miin ngeen ñu réseaux sociaux yeeg internet bi rawatina ñu ñuy suivre ci suñu plateforme yëpp ma xool waa Facebook live ba xam ñëpp a ngi ñëw di dugg waaw ndaxte ñun émission bi dañuy waxtaanee internet mu relax ñuy jàngalaale ay affaires yu sew ngeen ñi mën a comprendre rawatina yi tamit ñu leen di may ay cadeau loolu dafa yombul quoi télévision Futurs Médias war ngeen jaajëfal bu baax ko di ko gërëm saa su ne ñu yàgg fi lool te wér loolu dafa baax di jaajëfal aussi Sénégalais yi ñuy suivre partout dans le monde diaspora bi rawatina aussi ñi nekk ci sous-région bi fii waa Gambie ñi ngi gis seen message waa Mali Mauritanie aussi pareil ñi ngi gis message yëpp ñi ngi jot message yëpp jaajëfal lañ leen bu baax a baax ci heure bu baax bi gis naa ni saa yu commencé ñëpp daw di dugg naan heure bu baax bi tàmbali na effectivement commencé nañu dañuy njëkkee nag ak voilà démb bi ñu fi bàyyeekoo mi ngi doon taw bi bari na def nañ ay dégâts ci yenn koñ yi rawatina sama koñ yeneen yi tamit gis nañ ni challenge bi fi mu ne nii mooy directeur de société yi ci biir xuus ndaxte débat bu am solo la créé woon ku nekk naan woy tey ni mu tawee nii ak temps bi ni mu mel du ma liggéey am na ci ñoo xamante ni moom dañoo gérer ay entreprises yu mag dañoo xuus ci taw bi dem liggéey mu def challenge vidéo bi nga xamante ni nag gis naa ne ñëpp a ngi koy partagé aussi di vidéo Maodo Malick Mbaye bu troisième gis naa ne ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi moom dafa xuus ci taw bi challenge yi yeneen directeur aussi pareil lii tamit lu baax la di gën a motiver ndaw ñi ndaxte démb débat bi ci Twitter yi dafa gars yi ku ne naan dafa amul envie liggéey quoi ndax temps bi ni mu mel climat bi ni mu doon tawee noonu doo am envie wala motivation xëy dem liggéey waaye image bi ngeen njëkk a gis teg ci bii tamit di wane ni gars yi lu mu taw war ngeen mën a xuus ci biir taw bi dem liggéey nii la ñuy demandé dafa relax gis nga ko nii gis naa ne ñëpp a ngi koy partage xale yaa ngi koy jàllale ci TikTok yeeg bref ci Facebook beeg Twitter beeg Instagram bi jaajëf moo taxit am na beneen image boo xam ni tamit gis naa ni kii dafa jaaxle xam naa ni Pierre da Silva la rek dawal otoom ci biir ndox mi ba oto ba mujj bàyyi mu yëg ci kaw oto ba jaaxle wan leen image bi moom d'ailleurs bokk na tey ci suñu image du jour bi Pierre bu ma la tooñ rek nga bloqué image bi waneel sa bopp rek gars yi gis ko waneel image bi wala ñu jàll rek ma baal la dama bëggoon wane sénégalais yeeg téléspectateurs yi naka nga taxawee woon ci taw bi démb mais grawul kon ñu dem ci Covid bi situation bi nga xamante ne actuellement jaaxal na àddina jaaxal na Sénégal surtout lii nag pour tooñ la image bi ci mbirum Covid la gis nga dañuy wax ne dañuy respecter distanciation yi waaye ndaw ñi tamit gis nga ko nii kii moom dem na bokkati fële moo tax ka ca commentaire nee na waa OMS xamul Afrique dañuy tooñ waaye Covid mi ngi fi nag di def ay ravage gis nga ko saa su ne bilan du jour bu saa yu génnee nit ñi gën a jaaxle tey ji rawatina ñi ngi wàññi lu tolloog mën nañu wax démb ndaxte bilan bi buy génn situation démb bi lay comptabiliser donc wàññi nañu lu tolloog 29 décès situation bu doy waar la boo xamante ni vraiment jaaxal nañu bare mu nekk beneen record boo xam ne ñu ngi koy dund ci fan yi saa su ne mën nañ jàpp ni ay bis bu ne yëf yi di gën di yokk ñuy gën a ñaax nit ñi rek ñuy takk masque yi bu baax a baax respecter mesures barrières yi tey utiliser gel yi baax na nañu digle daal li nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbirum santé bi li ñu digle am na solo te boo yëgee dara nga teel a dem def ay test loolu tamit lu am solo la ndaxte test yi dina tax ñu teel a xam et puis mën a moytu yu bëree bëri cas grave yeeg yenn situation yi
www.igfm.sn moom ngeen di gis nii dafa neex a dugg ci sa téléphone portable boo xoolee ni ngay manipuler dafa yomb igfm www.igfm.sn di site d'information bu groupe Futurs Médias waaw site bu dafa neex a manier quoi vraiment gis naa ni gars yi niñ ko liggéeyee nii am na solo di leen jaajëfal ñoom waa IGFM information yu wér te wóor ba pare neex a dugg neex a xool photo yi am qualité neex na di leen jaajëfal waa IGFM www.igfm.sn xibaar yu wér te wóor gis naa ci mbirum fédération bi Covid bi tey situation bi ni mu doyee waar ak ay yeneen i xibaar yoo xam dina leen soxal yéen yéen internautes yi wala yéen ñi nga xamante ni yéenay baaxoo di dugg ci www.igfm.sn. d'ailleurs ci site d'information yu bari mbirum kilifa démb ak tey ñu ngi koy waxtaanee site yu bari ñëw nañ ci kilifa bu Y'en a marre waa Y'en a marre ci boppam d'ailleurs def nañ ab communiqué daal di dàq situation bu ni mel daal di ne vraiment ñaawlu nañu lu ni mel waaye ba tey du des ci ne. ki nga xamante ni seen membre la bokk ci ñoom te ñu koy tuumaal mën nañu wax ni dañ ko nangul lii di présomption d'innocence ci internet bi aussi journalistes yeeg ñëpp a ngi partagé communiqué waa Y'en a marre bi kilifa di fàttali ni waa Leeral ñooy génne ay vidéo yoo xamante ni di wax ni dafay yëngatu ci mbirum njaayum visa ñëpp a ngi koy partagé ku nekk di ci commentaire waaye tamit communiqué bu Y'en a marre bi am na solo gis nga ko tey xojaam yi nga xamante ni aussi ci ay dessin yu am solo yi lay def gis nga ko tey image bi mu génnee toujours di wax ci actualité bi ci di concerné kii di kilifa bu Y'en a marre jaajëfal leen internautes yeeg téléspectateurs yi gis nga ko internautes yu ne la ñuy def bu benn situation amee ci saa si dañuy profité inspiré génne ay vidéo wala ay image yoo xamante ne day collé ak situation bu ni mel moo tax it ku nekkan ci commentaire di ci joxe sa xalaat noonu la internet doxee wala noonu la internet bindoo ba bu amee information bu ni am bu xaw a yëngër mën nañu wax ni concerné ñenn ñi nga xamante ne dañu siiw wala ñu xam leen gars yi dañ ciy commentaire ku nekk di ci joxe sa xalaat ma xool internautes yi ba xam na dugg nañ balaa ñoo maye tey dañuy maye yu baree bare comme démb ni ñu defoon am na benn internet bu ñu waxoon mu jaar fii ñëw na fi moom ci boppam jël si loo au delà de léegi ji li dañuy maye fii ci biir kër gi lii neex na am na solo di wax ni émission bi ñoo ko bokk c'est interactif ñun ñoo koy partagé ndoo ensemble moo tax lépp lu ñu fi jàllale yéen ñu ko proposé yéen internautes yi ba ñun tamit dañuy ñëw di ko partagé ndoo ak téléspectateurs yeeg maire yi ñuy seetaan ak paa yi ndaxte comme ni ko maire bi waxee nee na émission bi day tax ma xam yenn vidéo yeeg yenn image yi nga xam ni dama koy gis ci internet bi te man damay partagé rek léegi balaa maa partagé dinaa xam bu baax ndax dama lay dégg nga naan balaa ngeen a partagé xool leen bu baax te effectivement ndaxte fake news yi dafa bari waaw kii la moom moo fi ñëwoon démb moom lañ choisiroon Oumilaay mu ñëwoon jël si loo mi ngi noonu jaajëfal la Oumilaay jaajëfal internautes yi jaajëfal leen yéen ñëpp ku ci am sa chance rek mën nañ choisir kenn équipe digitale baa ngi ci ginnaaw di xool ñu choisir ci kenn indi ko mu jël si ay lowam yaa ngi nii lii yëpp da leen soxal yii pour selfie la yii pour naan ndox la ay gel t-shirt yoo xam ne pour Samsung la yoo xam ne jili CSP ma nga nekk rond point cité kër góor gi am na yeneen i boutique yu nekk fii ci diggante Colobane ak Gueule Tapée moom jili numéro téléphone am di ngeen ko am léegi ci kanam boutique bu authentique bi ma nga nekk fële ca cité kër góor gi bu Samsung bi miin ngeen ko jaajëfal leen site d'information yi wala information yi tamit démb am nañ xibaar bu tiis ci génn àddina ki nga xamante ni ñëpp miinoon nañ ko ci RTS di El Hadji Ousmane Gueye nekkoon animateur bu émission tontu ba daaxal gis ngeen ko ñëpp partagé ndoo nañ ko di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana di jaale njabootam ndaxte kanamam ñun miin nañ ko ñun ndaw ñi waxuma xale 2000 yi mais ñun ñu gënoon voilà féetewoon ndaw bu ñu nekk xale doon nañ miin kanamam gi ci télévision télévision nationale RTS doon nañ ko gis yu yàgg gindi ci diine yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla jégal ko ay bàkkaaram di jaale bu baax ak njabootam ak ñi nga xamante ni miinoon nañ ko d'ailleurs ci la ñuy des ci mbirum génnu àddina boobu mais ci Facebook naka la nit ñi di def ak compte yi nga xamante ni nit ki am na ko ba pare génn àddina chaque jour internet posé ñu question bu ñu mel pourtant Facebook teg na ñëw nañ fi expliquer ko mais Facebook teg na ay moyens yoo xamante ne nit ki mën na waajal boppam bu génnee àddina comptam daal di jaaree fa tëj ñu ci bari xamuñu fan la ñuy jaar
mais li xew ci biir internet bi mi ngi fi émission bi nga xamante ne saa su ne dañ leen di gën di expliquer ngeen gën a miinanteeg yenn ci réseaux sociaux yi surtout seen paramètres yi ngeen xam ko bu baax tuto bii ñu leen di proposer ngir ngeen mën a xool bu baax fan ngeen mën a dugg ba paramétrer seen compte yi pour yàlla na yéex bis boo génnee àddina compte bi mën nga ko bàyyi kenn wala mot de passe bi sinon nga programmer ko ba saa yu situation bu di mel amee compte bi dina tëjal boppam ñu dégtal leen ko. dañuy dem Facebook boo demee Facebook nga dem menu alors boo demee menu nga dem paramètre confidentialité bu tàllalee ko nga bës paramètre donc boo bësee paramètre nga dem information personnelle boo demee information personnelle ci suuf a suuf gestion du contact donc bindal nañ la ko sax paramètre de compte légataire et de désactivation boo bësee foofu alors tu as deux options contact légataire c'est-à-dire choisir un membre de votre famille ou un ami proche pour prendre soin de votre compte wala désactiver le compte définitivement donc ñun bi ci kaw moo ñu intéresse contact légataire bu ñu ko bësee là vous voyez choisir un contact légataire ñu ngi la ko bindal foofu choisissez quelqu'un pour gérer votre profil après votre décès nga bës choisir un compte légataire alors bi lay expliquer fii compte légataire bi moom lu mu war a mën a def ci sa profil au cas où boo décédé nga def suivant boo defee suivant da lay laaj nga choisir ki nga xam ne moom nga bëgg mu nekk ko par exemple mun nga jël ci sa ami kenn boo jëlee kenn donc voilà ajouté na ko vous avez ajouté Mamadou Wade comme contact légataire nga def envoyé buñ ko envoyé moom automatiquement day jot bu jotee day accepté bu accepté c'est fini donc il sera ki nga xamante ni moom mooy gérer compte bi au cas où benn mbir xew waaw c'est ça en fait. am na solo de lii de am na solo xanaa Pierre Da Silva yow sa compte légataire sa doom yi nga ko jox rek àddina wóorul fi mu ne nii yàlla na yéex yàlla may gudd fan yàlla na ñëpp am gudd fan waaye lii tamit lu jar a sóoraale la ndaxte ku nekk yaa ngi sa compte Facebook te xamoo mujj gi naka lay mujjee boo fi bàyyeekoo lu mata bàyyi xel la jaajëfal Berger Tech moom Abdoulaye Ly daanaka chroniqueur la léegi di ko jaajëfal ci explication yi leer na mais surtout téléspectateurs yi gën a xam mais ñi baaxoo émission li xew ci biir internet bi aussi gën a miin compte légataire boobu dina baax pour option boobu dugg Facebook ku nekk waajal ko choisir kenn wala ñaar ñoo xamante ne vraiment mën nga leen a bàyyi ak say compte yi situation bu ni mel bu amee maanaam boo génnee àddina am ñoo xam ne nañ la mën a tëjal sa compte lu am solo la option bu am solo la jaajëfal internet yëpp gis naa commentaire yi ku nekk nga ciy joxe sa xalaat ñenn ñi félicité émission bi ki nee na moom depuis début émission bi ba léegi maa ngi suivre lii mooy heure bu baax bi xanaa di nga ma yóbbu ci Jili effectivement ñëpp am nañ possibilité dem ci Jili bien sûr Jili CSB moom mi sponsorisé rubrique bii ñu jëm d'ailleurs muy question yi image cachée yeeg jeux yi nga xam dañ ko fiy bàyyi saa su ne ngir may leen possibilité ngeen commentaire joxe seen xalaat mais surtout réfléchir ci yenn image yi nga xamante ni parfois dafay xaw a jafe comme démb yomb na nag bu démb bi ndax gis naa ni ñu bari trouvé nañ ko muy Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé gis nga ko ñu koy def un clin d'œil rek ci situation bu ni mel ak réew mi ni mu mel nii ak mbirum Covid bi depuis mars 2020 ba léegi yombul jaajëfal encouragé leen rek comme vidéo si fan bi encouragé boo daanoo rek jógaat góorgóorluwaat rek di nga jël paie jaajëf pour ñëpp. jaajëfal aussi internautes yi gis nañ commentaire yi gis nañ ni gars yi da ngeen ko teel a trouvé moo tax dañuy bàyyi bi duñ choix dafa yomboon quoi bii moom dafa mayoon gars yi possibilité ñu dem mu yomb trop kii moom mooy kii demoon ci Jili voilà effectivement wanoon image am d'habitude ñi ñuy choisir dañuy rappeler rek ni dañuy dem ci Jili CSB jëli seen téléphone portable daal di photo wu posté ñun tamit ñu partagé ko jaajëfal internaute boobu moom mi demoon ci mi ñu choisiroon muy Baye Pro Diop jaajëfal la félicitation ci téléphone portable jaajëfal bu baax Jili CSB ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi image yaa ngi noonu numéro téléphone am miin ngeen Jili léegi internet yëpp léegi dañ ko mujj def hashtag ku nekk naan yóbbu ñu ci Jili numéro téléphone am 33 822 47 00 wala www.csb.sn site internet bu interactive la am sax bu actif tax bu dynamique aussi saa yoo messager pour commander dara nga gis ni gars yi dañ lay tontu lu am solo la jaajëfal bu baax moom Jili man mooy image cachée bu tey bi tey moom daf j'imagine ko tey dafa saf-sàpp voilà kan moo nekk ci ginnaaw image bi bii moom c'est vraiment gis naa ni dafa compliqué de Pierre Da Silva nee na pat réalisateur connecté bi te d'habitude bu ñuy joxe woon wala proposé woon benn image cachée moom moo doon njëkk a joxe réponse juum nga Pierre xoolal bu baax dama lay jox indice
yaak téléspectateurs yeeg internautes yi mën naa la jox indice wala ma bàyyi Pierre ma joxe indice wala ma bàyyi ndax dafa saf ma bàyyi ok ñu dem ñu dem léegi génne fi image cachée bi wan leen jeu bi ñuy proposé ngeen xool bu baax acca voilà qui goûtera le jus en premier bi premier bi la deuxième wala troisième ci muus yi 1 2 3 wala 4 joxe leen seen réponse hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram image yaa ngi noonu internet yi di leen jaajëfal. jeu yi am na solo trop ndaxte day tax muy yëngal régie bi fii ci ginnaaw saa yi ñu proposé dara ku nekk naan non première bi la non deuxième bi la kii naan non 3 bi la joxe leen seen ay commentaires fii la commentaires yi di njëkkee fii la commentaires yi di njëkkee effectivement jaajëfal leen bu baax a baax tey nag dañuy waxtaanee lu am solo. lu WhatsApp proposé depuis démb annonce bi def nañ ko ñoom plateforme bi nga xam ne sénégalais yu bari dañ koy jëfandikoo fi mu toll nii indi na lu yees li lan la WhatsApp dafa ni indi vidéo wala photo éphémère xam na ñi ngi doon waxu semaine bii ñu génn message éphémère yi mais ñoom dañu proposé boobu ne juróom-ñaari fan lay am ñenn ñi ne lu baax la waaye ba tey des na WhatsApp nag proposé na leneen lu yees loo xam ne ci semaine bi di ngeen ko jot seen téléphone portable annonce bi def nañ ko démb photo la wala vidéo boo xam ne su ma la ko envoyé su ma activer option éphémère bi di nga am possibilité boo ko xoolee rek mu effacé wu comme Snapchat lu am solo la moo tax it ñu waxtaan ceeg Matar Ndiaye ma nga Saint-Louis def na vidéo partagé expliqué ñu situation bi nga xamante ni WhatsApp proposé na ko lu am solo la mais surtout limite yi ndaxte peut-être capture d'écran lay wax rek lu am solo la yi tamit ñu dégtalee Matar moom passionné TIC la communicant la ku xam-xamam màcc lool ci mbirum réseaux sociaux yi ñu dégtal leen ko. donc ku bëgg def message yooyu donc mise à jour yi jàll na si ñenn yi am na si ñu mu jàllagul peut-être fan yu néew dina am ñu ko jot. da ngay dem bu dee iOS nga yor nga dem bouton bi naan plus bu dee Android la nga bës si trombone bi nga sélectionné benn photo boo sélectionné photo wala vidéo automatiquement daa gis chiffre 1 bu apparaître bu lay jox notification naan la est-ce que da nga bëgg destinataire bi gis ko benn yoon boo ko envoyé automatiquement destinataire bi dina ko lire bu ko liiree après message bi day effacé woo donc loolu aussi également am na ay freins par exemple tey jii 14 jours la am délai bi donc destinataire bi bu toogee 14 jours gisu ko automatiquement WhatsApp da koy effacer garder ko ci serveur yi pour un temps bien déterminé après da koy supprimer mais frein bi tey beneen frein bi mooy aujourd'hui mënoo am possibilité comme Snapchat wala Instagram xam ni destinataire bi nga ko envoyé pour mu lire ko benn yoon est-ce que def na fi screenshot maanaam capture d'écran ou pas donc yow doo def notification bi loolu mën nañu wax benn frein la par rapport à cette mise à jour de WhatsApp xëy na WhatsApp dina si gën a liggéey wala dina si liggéey si at yu ñëw lui permettre nit boo ko envoyé message mu def si capture d'écran comme ni ko Snapchat di defee nga jot si notification donc loolu aussi daf ñuy permettre ñu gën a responsable sur lu ñuy envoyé xam ni xamoon lan ban utilisation la ci destinataire bi di def. jaajëf Matar Ndiaye explication yi am na solo limite yi fii ndaxte message éphémère lu mu éphémère temps wu capture mi ngi fi donc xam naa WhatsApp loolu dañ ci góorgóorlu gën ci bàyyi xel ndaxte mbir yi tamit lii dina régler problème yu bari fi mu ne nii surtout fii ci Sénégal jàllalante message yeeg partager yenn affaires yu xaw a doy waar yi dina wàññeeku bu baax je pense bien ndaxte li mu proposé nii am na solo Signal pareil doon na proposé lu ñu mel Signal ci boppam ndax mooy beneen plateforme bi nga xam ne moo fi xewoon fan yi ñu génn ak Telegram ñi ngi ci yoon bi aussi ndaxte WhatsApp moom li tax ñu choisir ko ndax gannaaw bi ñu jotee xibaar bi démb mooy plateforme bi nga xam ni sénégalais yu bari dañ koy jëfandikoo ci jamono yi ñu toll nii ñëpp a ngi ci WhatsApp bi léegi appel direct sax daanaka wàññeeku na ku ci nekk rek danaan sa connexion laa lay woowee direct laa la woo WhatsApp loolu baax na li mu proposé am na solo WhatsApp di leen ko bàyyi xel information bi mooy message éphémère yooyu vidéo yeeg photo yi c'est éphémère bu ñu la ko envoyé rek boo ko xoolee rek mu effacé wu loolu dina régler problème yu bari pour ñenn ci borom xam-xam yi limite yi kay mooy capture d'écran du fi jóg moom xam naa dinañ ci gën a indi ay yeneen leeral lii Twitter la démb ak tey gisatuñu annoncé woon nañ ko ñoom tamit seen genre statut yooyu mooy story yu Twitter yi ñu tuddee ko woon fleet yi amatul dañ ko daal di jëlee ndax gis nañ ni li ñu yaakaaroon ni dina ko doxewu ni
ñoom réseau social bi nga xam ne bari na ci lool ay sénégalais yu koy suivre teel bi ñoom 221 hashtag bi Kébetu bari na ci ay hashtag yoo xam ne saa yu jógee ci compte ci réseau social bi di Twitter day def buzz def tollé gis nañ fi ay hashtag yoo xam ne partout dans le monde grâce à réseau social bi di Twitter ci lay juddoo ba monde entier bi yëpp di ko partager réseau social bu am doole la. d'ailleurs ay kilifa yu bari nga ci fi mu ne nii di ci xëccoo di ci nekk di wut compte bu ñu certifié ngir gën a crédible ci réseau social boobu ñu duppee Twitter. ci taw bi rek nii commentaire yëpp gis naa ko gars yi ngi envoyé ay message ku nekk ngi joxe sa xalaat ku nekk ngi wax ci image cachée bi Pierre wanaat leen image cachée bi ndax nee nañ il faut ma joxe indice ndaxte situation bi fi mu ne nii mi ngi noonu il faut ma ndax dafa compliqué dafa saf quoi kii tey lay fêté indice tey lay fêté 60 ans tey lay fêté 60 ans indice ndax dafa saf wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi xanaa quand même loolu doy na tey lay fêté 60 ans àddina bi yëpp xam nañ ko donc xalaat leen ngeen génn àddina bi yëpp xam nañ ko tey lay fêté 60 ans fa laa mën a yem hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram am ngeen possibilité même bu émission bi jeexee ñu continuer commentaires yi via nos plateformes Facebook live YouTube live Instagram live même su émission bi jeexee commentaires yëpp dañ koy daal di dajale choisir ci quelques internautes yóbbu leen ci li CSB mu sponsor officiel lu émission bi moom mooy joxe loo yi téléphone portable yeeg ak yii nga xam ne gis nañ ko fi yu am solo la ci période bii ñu toll. lii selfie stick lii ci jamono yi mën nga ci def sa selfie ubbi ko tout est Samsung boutique baa nga rond-point cité Kër Góor gi miin ngeen ji li CSB am na yeneen i boutique bu authentique la nag mooy seul boutique boo xam ni dañ ko authentifié Samsung authentifié ko fii ci Afrique de l'Ouest ji li ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi di ko jaajëfal ci kóolute gi mais surtout ni muy àndandoo ak ñun di ñu gunge ci émission bi ak cadeau yu bari yi mu fiy joxe numéro téléphone baa ngi noonu 33 822 47 00 ma xool quelques commentaires internautes yi ngi gën a yéeg ci live bi kii nee na Baba Mal la non Lamine Ndiaye non ñeneen ñi may gis non wanaat leen image cachée bu baax Pierre dafa mel ni gars yi ba léegi amaguñu bu baax joxe naa indice sax taxul gars yi gis affaire bi joxe naa indice wanaat leen image cachée bi pour une dernière fois nag voilà quand même voilà mi ngi noonu voilà mais wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi et puis jeu bi aussi wanaat leen ko balaa ñoo jeexal ñi ngi noonu jaajëfal bu baax internautes yi ñuy suivre aussi partout gis naa John Junior Omar Sané Amdi Dia Mamadou Ly Aboubacry Ba Pape Sy bari na ainsi de suite bari na ci ñoo xamante ni ñoom ñëpp dañuy baaxoo émission bi suñu yaay yi ci kër gi aussi yal na yàlla may gudd fan ak wér ñeen ñi ñuy suivre di ñu gën di ñaanal paa yi aussi borom paa yi heure baax bi ndaxte paa yi dañuy kaas ne ñun tamit maire rek ngay wax bàyyi ñu ci ngeen bokk yal na yàlla guddal fan may leen wér di profité aussi di jaale suñu benn cousine suñu benn mbokk la bu génn àddina ci statut WhatsApp yëpp yéen a ngi koy gis ak démb ak tey muy Nanette Diouf depuis Kër Mbay Fall yal na ko yàlla xaare àjjana yàlla woyofal suuf ci kawam moom tamit ci tiis bi di ji profité di jaale ay mbokkam mu nekk lu doy waar loo xamante ni tiis bu ñu jot démb la yal na ko yàlla xaare àjjana moom Nanette Diouf jégal ko ay bàkkaaram jaajëf ci noonu sax d'ailleurs ci la ñuy profité daal di leen di tàggu jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro lu xew ci biir internet bi dernier numéro de la semaine wax nañ ko lundi la ba jeudi ci heure bu baax bi à partir de 13h30 bu journal bi jeexee rek ñun team bi ñëw ak équipe digitale bi ci ginnaaw réalisateur connecté Pierre Da Silva di ko jaajëfal Tons Am jaajëfal sama benn gayen bu nekk fële ca Touba di Bamba Ofor Sarr jaajëf ci liggéey bi waa Touba bég nañu ci liggéey bi ngay amal foofu ci mbirum ndox mi jaajëfal leen team bi jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet. mais dafa am lu mu métti fii trop. danoo ñëwoon bëri. ci poids léger bi. moom mu nekk 88 kilos. mënul bëri ci poids léger bi. dafa defal nag poids léger du 88 kilos 86 kilos la. voilà mais nag gars yi dañoo war a may mbëri ndaw yi sens. ñuy bëri ci simi luur dafa am. boo xasee romb 86 rek simi luur nga. dëgg la 86 laa woon. waaw 86 mais dañ koy yokk. dama añ rek dama añ sànqa. dama añ sànqa. waaw loolu ba tax mën naan pot ndox. loolu rek moo indi affaire bi.